mbokk yi jërë ngeen jëf ginnaaw ba leen nuyoo gërëm leen sant leen tey jii jamono ji actualité politique bi gën a lëmbee ci réew mi ñu ñuy wax mbiri Khalifa Sall dinañ ko bàyyi duñ ko bàyyi CEDEAO Karim Wade gañante Monaco gañewul bu dee xool bilan wu président Macky Sall ci juróom-benn at yi te léegi mu dugg juróom-ñaari at day mel ne moom bilan bi yëpp Macky la Karim Wade Khalifa Sall te pourtant sénégalais yi am na yeneen yi leen gën a ñor Khalifa Sall ak Karim di ngeen ma bàyyi ma expliquer tey jii Khalifa Sall ak Karim bu ñu tollee fii ci politique ba ay nit di leen faral wala ay nit di leen jàppale dem ba sénégalais yu bëri jox leen seen xol Macky Sall moo tax ak yoon kaso bi leen tëj rek moo ko indi def leen victime tey jii nekk nañu pataas bu tànk ci nguur gi doon problème ci nguur gi xamul na lay def ba débarrassé leen bu leen bàyyee ñu dellu soit ci géopolitique bi dañ ko indi problème bu leen tëjee Karim bañ a ñibbisi bañ a doon candidat image yu Sénégal yàqu ndaxte nag buñ demee ba dëkk bu mel ne Guinée équatoriale kii di Théodore Obiang Nguema libéré ay opposants kooku doonoon dictature boo xam ne foofu dictature la ab dictateur jiite ko moom ak njabootam yor alal réew ma di buur di bumi Guinée équatoriale bokk na ci réew yi gën a fermé ci Afrique te pourtant am na ay moyens parce que ak dictateur moo ko yor kooku dem ba ne bàyyi naa sama opposant yépp kon Sénégal waroon xool ci loolu ñu dem ba benn jamono ci di Ibrahima Boubacar Keïta mbiri parrainage bi ñuy wax Sénégal am Mali ñu jëm élection Mali yenn candidat yi ñu rocc woon seen loxo ci bëre bi mu ne nañ leen dugalaat ngir taaral démocratie bu Mali bu ndee ba Guinée équatoriale ak Mali bëgguñoo raw ci démocratie ci dëkk yoo xam ne fii dictature la fii ci guerre la ñu ne ci wàllu terrorisme démocratie bu Mali doon bu stable te man gëm naa ni kii di Ibrahima Boubacar Keïta warul ëppale dara kii di président Macky Sall man loolu laa gëm Théodore Obiang Nguema non kooku Sénégal moo war a doon référence am ci démocratie mais ñoom bu demee ba li naan tubaab bi laisser du lest pour taaral seen démocratie réew kon Sénégal bu tegul ci tànk yooyu recul démocratique mooy am ay mbiri CEDEAO am fii mu dem ñu ne Khalifa gagné na Karim Monaco mu mel ne image yu Sénégal mi ngi gën di yàqu te li ci gën a métti ci jamono jooju ci juróom benn at ñu yàq démocratie Sénégal ñaawal ko nit ñi ñu ngi dund yu tar benn mooy ndox mi pourtant waroon nañ jël mbiri Khalifa ak Karim teg fële jël ndox mi doon ko def ko ittee mais defuñu ko ittee di ñu waxu politique mbiri parrainage conseil constitutionnel pourtant nit ñi amuñu lu naan te balaa nga naan am da nga fay ne depuis des mois Sénégal depuis teew kër Momar Sarr bi tojoon président dem sol tenue militaire depuis boobu ba léegi pour ñu am ndox mu sell waaye ndox ci bis bu ne waxatuñ sax bu sell bi mais ndox ci bis bu ne problème la ñu saa su ne ñu taafantoo ñu ni tuyau bi lay defar def communiqué ne date bee bu ñëwee date te date yooyu yëpp bu ñëwee dañuy seetlu benn mbir mooy li waa SDE di wax sénégalais dara du si doon dëkk tey ji dem nañ ba le 20 juillet nga dem Parcelles dem Patte d'Oie foo mën a dem ci Ndakaaru amul ndox waxuma dëkk kaw yi xam na Dakar yi ñu ngi jooy parce que nee na gisuñu ndox mais am ñoo xam amuñu sax fu ñu jëlee ndox mi ñuy jël seetlu ndax ci ay teen lañ koy ŋaccee ñëw di ko dundee ci wàllu wér-gu-yaram day gàllankoor ci wàllu cet day gàllankoor ak ci yeneen anam ak ci jamonoy tàngoor bi SDE bu dee dañuy nax na ko wax mais mënatuñ wax lu ñu gëm nguur gi tamit SDE di leen yóbbaale ci seen mauvaise communication ñaata yoon la Mansour Faye wax ci ndox mi te li muy wax duñ ko gis Mansour Faye bari na ay ministres yi nii ŋàññi jël leen seen place tey jii Mansour Faye jekkoon na ci amuñu dara lu koy reprocher mais boo yoree dara doxul depuis des années da nga war a xoolaat sa bopp ci Mansour Faye la wala SDE loolu lu jar a xool la am na ñu ne li mu nekk gore njiitu réew mi moo tax kenn mënu ko dàq foofu mu ne te pourtant bu dee ni résultat defu ko mais doy na waar
ñu ngi koy bàyyi mu nekk fa mu ne sénégalais yi di gën di mar di gën di dee des fois ñu tëddilu ay discours yoo xam ne du discours actualité ay waa Touba dañu war a fay ndox mais waa Touba balaa ñuy fay ndox waa Ndakaaru gis ndox bu facture yu jotee ñu dóor la ay factures yu seer boo lakkee ndox mais boo ko lakkul yëpp da ngay jël ay factures yu delloo ñu ci jamono yi année 80 yoo xam ne ca Géejawaay gu ma juddoo dañ fa daan dem di rang ci robinet mbedd yi di ut ndox tey jii Kër Massar laa dëkk boo demee ci Caaroy Lamsaar nga dem ci yeneen i diwaan ba Malika ak yeneen ci yu ma miin boo demee ba léegi da nga koy fekk robinet mbedd am na kër yi amul robinet loolu nag doon un problème très 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 sérieux kon mu jot réew mi ñu xool gan anam lañ koy doxalaatee mbiri ndox mi ñu régler ko bu dee ni dañuy dem segg ndoxu géej gi ñu segg ko bu dee ni day segg ndoxu géej gi ñu segg ko ngir mën a xool na lañuy amee ndox mu sell mais aussi ndox moo xam ne day ñëw ci jamono biñ ko soxlaa loolu lu ñu war a lijjanti la mais aussi lu ñu war a bàyyi xel la parce que nag mënul nekk ci ab réew doon ay sénégalais di ñu xañ ndox pourtant ci jamonoy Ablaye Wade bi fi nit ñi jooy courant ak dund gu seer askan wi dañoo génnoon 27 juin 2011 ñu bëri 23 juin lay am mais 27 juin 2011 guddi googu ñu bëri ñi ngi koy fàttaliku état civil yi bëri ci leen lakk maire yi bëri ci leen lakk collectivité la ci leen lakk kenn waxul ni danoo war a defaat loolu ndax tooguñu fi pour di yeeg fitna mais il faut que ñu xam ne daa am yoo xam ne nag dañ ko war a lijjanti ana imaamu Géejawaay yi doon xeex ci mbiri courant bi tey jii imaam Youssoufa Sarr boobu ñuy wax moom mooy bokk ci ay réunion yoo xam ne dañuy waxtaan jëm ci wàllu ndox mi ñu naan non SDE def na installation bi def na bii ndox mi bu dee SDE mënu ko yor nanu xool beneen société boo xam ne tey jii mën na ko yor beneen société boo xam ne mën na yor li jëm ci mbiri ndox mi fii ci mim réew di Sénégal société boo xam ne dinañu mën a jox ndox mais société boo xam ne aussi tamit dinañu mën a permettre ngir ñu mën a dund suñu tey bakkan jot ndox moomu mu doon nag lu jafe Sénégal yi di ko dund kon il est temps que ndox mi ñuy privé ñu jàppale ñu ñi ngi def ay TER ñi ngi def ay mbir yu bari fii ci réew di Sénégal ay infrastructure jam ñaajoog lu mu mënti doon yooyu yëpp lu baax la mais mbiri ndox mi nguur gi dafa war a def yitte wax sénégalais yi dëgg waaye itam jox leen ndox ci anam bi ñu ko bëggee ak ab bi ñu ko bëggee parce que nag mënuñu continuer di dund li ñuy dund mënuñu continuer di daj li ñuy daj parce que ndox mi ki ko yor goraay njiitu réew mi la tey jii ci élection législative yi ñu génne parcelle gii di bëgg a dee ak ndox Amadou Ba taxawoon na fa mun day yokk forage yi mooy boo leen falee dama fay def ay forage da ngeen am ndox bu campagne bi jotee ñu ñuy nax lu ne ñu wax ñu ko Amadou Ba la def parcelle man forage ban ndox la jox waa parcelle te pourtant daf ko campagne ba falu kon il est temps que biir ndox mi ñu wax ci dëgg wax lan mooy problème bi lan mooy jafe-jafe bi bu dee ni SDE mënu ko régler ñu xool ci loxo yan sénégalais lañ koy teg pour mën a régler yu mel noonu mais duñ ko def dañuy topp ak mbiri politique rek Karim Wade Ablaye Wade Khalifa Sall li jëm ci wàllu parrainage kërëb ñun loolu ñor nañu waaye li gën a ñor mooy li jëm ci wàllu dundin lekk ba suur nan ba màndi sangu ba set buñ feebaree faju buñ waree jàngi mbokk yi kon di leen jaajëfal bu baax a baax mu doonoon xalaatu buñ xataab tey jii ñu jagleeloon ko mbiri demande sociale njëkk ko ci ndox mi beneen yoon dinañ ñëw ci leneen loo xam ne tey jii dafa doon actualité di mbiri Auchan gi ku ne di ci wax bu boobaa dinañ ñëw nag beral ko ab waxtaan ndaxte am na ay xam-xam yu ñu ci ru am na ay gëstu yu ñu ci def mais ndox mi daal jot na ñu mën ko wasaare ci réew mi ku ne mën cee jot waaye mënatuñu dëkk ci du ñu am ndox te di fay ay facture loolu mënatuñu ne kon il est temps que nguur gi jug ci te xam ne élection yi di ñëw bu dul Karim Wade bu dul Khalifa Sall opposant bi ko gën a dara sonal mooy ndox mi te ndox du bàyyi yoonam mbokk yi ba beneen incha allah.